mbokk yi seetaan seen télévision nationale bismillah daleen ak jàmm ci xibaar digg ba ci gi ñu koy doore ak li fi gën a fës ci boppi xibaar yi ci boppi xibaar yi bésub tey bi nag li ñeel li nga xam ne moom di coronavirus bi point de situation bi nag li toll ci kon juróom-benn fukk ak juróom-ñaari cas positif juróom-benn fukki ak ñaar ay cas contact la juróomi cas communautaire yéen si déglu ki nga xam ne moom di porte parole ministre de la santé di docteur Aloyse Waly Diouf lu soxal xeexub coronavirus boobu la kii di jëwriñ ji ñu denk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram demoon na fële ca bëttu saalumu réew ma ci diwaan yi di Tamba Kolda Sédhiou ak Ziguinchor xool foofu nag nekkin wi ak prise en charge ba ñeel ñi nga xam ne ñoom lañ fay fàcc ci grand format découverte nag dinañ dem seeti li nga xam ne moo di garab gii ñuy wax Artemisia ñu gën ko xam nag ci pajum si buru fii ci Sénégal waaye fële bu ñu demee ca Madagascar nag ñu daañ ko fay jëfandikoo rek ngir am na loo xam ne nag ñeneen am nañ ci yaakaar ngir faj li nga xam ne moom moo di coronavirus bi kon loolu yëpp dinañ si dikk ak yéen ci grand format ak Kumba Jaxate Maar bismillah dalee nag jàmm ci xibaar yi digg bëccëg gi waaye ñu dikk ak yéen ci décret bi nga xam ne dab nañu léegi jógee ci présidence de la république te président de la république jël ko président de la république Macky Sall kon dogal ci article premier sàmmonteeg li nga xam ne moo di article 4 de la loi 2020-13 bu 2 avril 2020 ñeel état d'urgence décret bi di numéro 2020-830 bu 23 mars 2020 tegoon état d'urgence président de la république mi ngi ci dogal ne état d'urgence boobule yokkaat nañ ko lu toll kon ci benn weer maanaam fanweeri fan kon loolu la décret bi daal di indi ci article 2 nga xam ne moom di ministre de l'intérieur dina jël lépp loo xam ne ay dogal ak ay disposition ngir wéye loole nga xam ne moom di décret bi njiit réew mi jël ngir puusaat yokku état d'urgence ba jëm ba ci ñeenti fan ci weeru juin maanaam yokk nañ ci kon fanweeri fan décret bi nag tukkee nekk neskis ni kon ci présidence de la république kii di njiitu réew mi moom moo ko signé tey jii ci ñetti fan ci weeru mai kon 2020 fële nga xam ne moom moo di li nga xam ne lu jëm ci point de situation bésub tey bi te waa ministère de la santé def ko ki nga xam ne nag moom moo di docteur Aloyse Waly Diouf di porte parole ministre bi ñëwaat na tey ci résultats yi nga xam ne def nañ ko li ci tukkee nag moo di am na ay juróom-benn fukki cas ak juróom-ñaar yoo xam ne kon tukkee nañ ci test yu ñu def tey ci suba ci test yooyu kon juróom-benn fukki ak ñaar yi ay cas contact la. juróomi ay cas communautaire la ay leeral ñu ànd ci kon ak porte-parole ministre bi docteur Aloyse Waly Diouf tey ci bésu dibéer 3 mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci juróom-ñetti téeméer ak fukki test yi ñu def juróom benn fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak ñaari cas contact mooy cas yi nga xam ne dañu jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro bi ñu am juróomi cas communautaire benn bi ci Yoff benn bi ci Diamniadio benn bi ci Thiès ñaar yi ci Touba ñeent ci malade yi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu bésu tey am nañu ñeenti cas yoo xam ne ñu ngi ci suñu service réanimation yi hôpital Fann ak hôpital principal yeneen malade yi des ñu ngi tane ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ci Sénégal wàññi nañu junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari cas ñetti téeméer ak juróomi ñaar fukk ak ñaari wër nañ ci juróom-ñeent ñàkk ci seen bakken kenn ki ñu yóbbu ko dëkkam mu des juróom-ñetti téeméer ci hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu dolli di sàmmonteeg digle yi ñuy joxe maa ngi leen di sant di leen gërëm
d'accord docteur Aloyse Waly Diouf porte-parole ministre de la santé doon def situation bésub tey bi ci dimanche ñetti fan dañu dem ba fële ca Touba foofu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo fa amee jàngoro boobule ba tax na nag nguur gi rawatina ministère de la santé amal nañ far kon ñaari centre yoo xam ne ay centre de traitement la ngir faj fa ñi nga xam ne ñoom ñoo amee loolee di feebar bi di coronavirus ñi di centre yoo xam ne yu mucc ayib la am na benn boo xam ne nag ña ngi ko def fële nga xam ne moom moo di Daaru Marnaan foofu tamit ña fa am loolee di jom jàngoro bi ñu ngi leen di faj nu mu waree di leen topp di xool seen yaram ba baa ñuy sax wér ñu ànd ci ak Omar Diaw. bi mbas bi duggee Sénégal la ñu jël ndigal samp benn bërëbu fajukaay ca Touba bañ nit ñi di ñëw Fann ca Ndakaaru ñu daal di tànn centre de santé bu Daaru Marnaan. fii ñu ngi ci CTE bu centre de santé Daaru Marnaan boo xam ne fa la ñu recevoir malades yu am feebar bi ñu tuddee Covid 19. ci biir centre bi am nañu capacité lu tollool fanweeru lal. yebuñu rek ci faj ñi feebar bi dal dañ leen di wër di def lu mel ni ay enquête képp ku ñu njort ci yow feebar bi wala nga laale ak ko xam ne am na ko ñu daal di la tester. Si le prélèvement est positif, parce qu'on a les résultats dans la journée, le malade il est acheminé au niveau du CTE. bi ma ko def moom da ngaa positif immédiatement ñi sës ci ba ñu doon leen a woo ne bu kenn génn toog leen bi ñu leen testé ñii positif nan indi na leen ñee négatif nan ñu ngi leen quarantaine dans 14 jours buñ amul dañ leen di bàyyi. fu ñuy fajee corona nag du fu la neex jaar dafa am ñaari pàcc fu xonq ak fu verte ngir xaajale ñi feebar ak ñi dara jotu. am na partie bi ñu tuddee zone verte boo xam ne ku fa nekk comme yéen fu ñu nekk nii di waxtaan. am partie bi ñu tuddee zone rouge foo xam ne fa lañ denc maladie xam ne foofu soo fay dugg dafa am noo war a mel balaa nga fay dugg. ci jamono yi centre bi mu ngi faj lu toll ci fanweeri doomu aadama. feebar faju jarul na bëtu noo gën teel a jógee rek gën gaaw wér. képp koo xam ne yaa ngi yëg loo xamul woon sa yaram demal nga seet docteur su la xoolee ne lii moo la dal santal yàlla da nga am xel mu dal nga xam ne suñu médecin wér gu nu gis mën nañ ko faj wax nañ ba sonn mais nit ñi ñoo leen bàyyiwul xel. paj mi nag dafa laaj kaaraange gu mat sëkk ci wàllum cet loolu service d'hygiène ci la taxaw temb. lépp lu jëm ci wàllu hygiène prévention vraiment ñun ñoo ciy taxaw bu dee ci waa biir CTE bi bu ñu xëyee dañuy organiser wu ak équipe yi pour def lu ñuy wax bio nettoyage des locaux mais également ñu def décontamination. ñi nag bokk ci ay kuréel yu bari nag SNEIPS bu ministère de la santé dañ ñëwoon ngir dalal xelu malade yi. jéem a xool malade yi nan lañ fi toogee lan mooy seen jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram mais aussi lan lañ bëgg a xam aussi ci wàllu jàngoro bi. coow li bari woon na ci réseaux sociaux yi nag waaye ñi nga xam ne ñooy ndey mbill yi jooyuñu dara ci seenub nekkin fii. ñi ngi ñuy traité ñi ngi ci suñu santé bu baax ñoo ngi toog di waxtaan lépp amuñu benn problème. paj maa ngi dox di wéy ñi fi nekk ñu ngi am tan ak yaakaar mën fee jóge ci ay fan yu néew dellu ci seeni njaboot. jërëjëf Omar Diaw dañuy dem ba fële ca diwaanu Tambacounda ci ñaari fan ci weeru avril foofu nag la ñu nemmeekoon kenn nit ku fa njëkk am lii di feebar bi di coronavirus booba léegi nag mu mat weer ba tax na taxaw nañ def ab xayma booba léegi nag test yi ci def ci région ba toll na kon ci juróom toll na ci kon li nga xam ne moom moo di juróom-ñaari téeméer maanaam 700 tests yoo xam ne def nañ ko fa ci juróom-ñaari téeméer yooyu la am na ci juróom benn fukk ak ñett yoo xam ne gis nañ ne am nañ jàngoro boobu di coronavirus ci juróom benn fukk ak ñett yooyu la am na fukk ak benn yoo xam ne weer nañ ci juróom fukk ak ñaar kon ñoom la ñuy traité fi ñu nekk ni ca centre ba nga xam ne mooy centre régional bu Tambacounda ñu ànd ci ak Thioro Dia lépp fii la tàmbalee
maa yi nga xam ne yóbbu nañ leen ci laboratoire yi dara dellu siw ci am doomu jàngoro ji. jërëjëf Thioro Dieng bu ñu jógee Tambacounda dañuy def taxaw xayma fële ca diwaan bu Kaolack foofu nag lu toll kon ci juróom-benni cas lañ fa nemmeeku ñu am kon feebaru coronavirus cas bu njëkk ba nag mu ngi fa dugg ca ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril bi ñu génn boobu ba léegi nag ñi nga xam ne comme ñoom ñoo nekk ci wàllu wér-gu-yaram gi di fàcc ak tamit ñi nekk ci administration bi tawgal fa nguur ga gouverneur ba ak préfet ak ñëpp ña ngi ci taxaw bu baax ngir nag saytu mbir ma ba lépp nag mën a wàññeeku bu baax. Claire Diop. Opération coup de poing ci département bu Guinguinéo file ci Kaolack bi mbas mi tàmbalee ba tey contrôle circulation wu oto yi ak yeneen i moyen de transport yi dañ ko yokk bu baax ñile dem ci gox yi di Ngélu Mbos Guinguinéo Ngàcc ak Fass ngir rek saytu fa dem ak dikk bi mu am nag ay moyens yu bari yi nga xamante ni gendarmerie jël na ko ngir rek réussitu opération bi ni mel. ñi nga gis ñu jàpp mooy ñi nga xam ne nii dañuy jël seeni moto wala jël seeni oto surchargé ko duñ ci def nombre de. voilà dinañ ci dellusiwaat kon du élément bi nga xam ne moom lañ leen bëggoon dégtal dinañ si dellusiwaat ak Claire Diop lu jëm ci nag coronavirus bi ak matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko yëpp foofu ci région bu Kaolack ginnaaw bi nga xam ne nag am na lu toll kon ci ñaari weer rek léegi nag bi nga xam ne kon ñi ngi xeex lii di coronavirus bi fii ci Sénégal gis ne nag am na ay jéego yu am solo yoo xam ne kon nguur gi def na ko taxaw ci wàllu wér-gi-yaram bi yokk li nga xam ne moom moo di centre de traitement yeeg lal yeeg yëpp waaye tamit jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di kon askanu Sénégal rawatina ñi nga xam ne kon seen doole demeewul noonu fépp ci biir réew mi kon jël ay ndimbal yu am solo ay ceeb diwlin ak lépp loo xam ne kon askan wi dañ ko yittewoo nekk fu sore loolu lépp kon mu di xaalis bu bari war a bokk nag ak ci force Covid 19 bi nga xam ne président teg na ko war a toll kon ci 1 milliard yooyu yëpp ñu war ko dugal si xeex bi Aram Ndaw dellusiwaat na si matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko boobu nag ba ñu tàmbalee ba léegi di xeex lii di coronavirus. mbas mi ba mu duggee Sénégal ñaari fan ci weeru mars ba léegi daal loofal koom gi këru liggéeykaay yu bari yëg ko naka noonu yenn ci borom kër frontière yiñ tëj moom soo xel secteur yu jëm ci tourisme hôtellerie restaurant yeeg commerce yi gàllankoor gi rëy nguuru Sénégal taxawal ab fonds force Covid 19 dugal ci 1 milliard loolu lépp ngir jàppale këru liggéeykaay yeeg yenn kër yi. programme buñ ci taxawal jublu bu baax ci këru liggéeykaay yi nguur gi baale ay bor yuñ ko yore loon ak yenn payoor yu jëm ci lempo yeeg taxi yi loolu ngir yokk leen koppar ba ñoom it ñu mën rek téye liggéeykat yi bañ a dàq kenn. ci beneen wàll nguur gi génnee $40 milliards ak juróom-ñeent jagleel ko dund gi muy ceeb diwliñ saabu ak pat yoo xam ne da koo jënd daal di ko rek jébbal 1 million yi kër muy kër yoo xam ne feebar bi naroon na leen a gën a lottal. ñaari weer yi Sénégal dëkkee xeex ak coronavirus gi nemmeeku nañ ci tamit jàppandal gu jëm ci tourisme ak transport aérien $20 milliards ak juróom-ñaar moom lañ leen jagleel. transport terrestre ñoom it ñu daal di leen jox $5 milliards. doomi Sénégal yi nekk bitim réew ñoom it boole nañ leen ci gersu gi. $10 milliards ak ñaar la leen nguur gi jàppale Covid 19 yemul kon ci naxasal wérgu yaram gi daanaka fépp ci àdduna bi poos yi dañoo bënn naxasal na kon koom gi bu baax a baax nguur yëpp jóg ku ne def ci li nga mën fii ci Sénégal lu mujj lu Sénégal def moo ni daal di fay yenn facture yim dige woon ci 1er mai bi feetu travail ñu bari ci ñu yore woon compteur Woyofal gis nañ ne seeni facture daal di nañ koy fay. jërëjëf Aram Ndaw xam ngeen ne xeex bi nag yamul Dakar rek diwaan yi ci lañ maanaam plan de riposte bi loolu moo waral ki nga xam ne moom moo di jëwriñ ji dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr demoon na fa la nga xam ne moom moo di Ziguinchor Sédhiou Kolda ak Tambacounda foofu yëpp nag xool na kër docteur yi nañ fa nekkee naka la ñuy fajee loolu nga xam ne moom moo di malade yi ak tamit lépp loo xam ne taxawal nañ ko ngir nag mën a daan lii di coronavirus mu àndoon ceeg Ibrahima Ndong ci ñeenti région yooyu. jaar ci jéeri ji wala sax ci jaww ji ngir daal di amal mission bu am solo nu mu gën a gaawee ñu ngi fi nag
ci biir avion militaire boo xamante ne l'armée baa ko moom ministre de la santé et de l'action sociale daal di ànd ak équipe am fas yéene nag évaluer li nga xamante ne moo daal di am ci région yi ci dispositif bi nga xamante ne teg nañ ko fii ci wàllu xeexu mbas mi bi ñu egsee Ziguinchor ñu daal di wutali fi nga xamante ne moo di hôpital ba fii nag ministre bi daal di nay dajeek ñi nga xamante ne ñoo di waa kër docteur daal di leen déglu ba noppi daal di yëkkati ay kàddu wax leen li nga xamante ne andi nañ ko fii ci ay matériel ak li ñu fas yéene defaat ci wàll wi. Parce qu'après les premiers cas confirmés. bi nga xamante ne dégg nañ ne feebar bi am na Ndakaaru ci la ñu daal di jël suñu motukaay yëpp ci loolu sax la ñu daal di aménager bâtiment bi ngeen di gis ni muy bâtiment boo xamante ne daanaka kenn nekku fi woon ci loolu ñu daal di fi xëccu courant bi. Laissé à l'abandon, il n'y avait pas de lit. ci centre bi liggéey bi vraiment mu ngi doxee mu mucc ayib gis nañ fi personnel bu engagé ñi leen diriger tam am engagement bu mat mais aussi si comité régional de gestion bi xamante ne gouverneur bi moo ko diriger mais bu fekkente ne nag mbir mi mën na nekk lu yàgg il faut déjà que au plan psychologique ñu armé wu pour aborder les choses dans la durée aborder les choses dans la durée c'est avoir l'état d'esprit d'endurance mais loolu nag ñun ñoo si war a gunge effectivement ñi nekk si terrain bi may féliciter bu baax tout le personnel de santé li ñu ay kaddu yu am solo naka noonu ñu daal di wutali Kolda waaye biñ fi yegsee ñu daal di taxaw li ko waral mooy balaa ngay dugg si dëkk bi faa nga raxas sa loxo ba noppi ci noonu ñu wutali fi nga xamante ne nag moo di hôpital bi gannaaw bi ñu defee tour bi ba noppi ñi nga xamante ne ñoo di waa kër docteur di def situation bi nga xamante ne moo fi daal di nekk. Ces derniers temps, les cas commencent à augmenter dans la région. Au départ, on avait que 7 malades. ci fan yu mujj yi nag dañuy faral di gis ne li nga xamante ne moo di lim bi dafa daal di yokku loolu ci région bi ndaxte bi Sédhiou amee dañoo gis ne ñenn ci ay maladam dañ leen di transféré fii ba tax na lim bi day yokku ndaxte ci njalbeen bi juróom-ñaar la ñu amoon. Fournis en patient. ci loolu ñu daal di wutali fi nga xamante ne moo di Sédhiou fii nag biñ fi yegsee dañuy gis ne am na ay matériel yu am solo yoo xamante ne baaxee nañ leen ko ngir gën a xeex mbas mi bu baax a baax donte nag ñu ngi leen di jàppale ci wàllu wi waaye nag Sédhiou am na benn problème boo xamante ne am na ko jamono ji mooy nombre de personnel am bi jamono ji dafa doyul. J'aimerais quand même faire un plaidoyer. Parce que le grand souci que nous avons. ñun nag njàqare bu mag bi ñu am mooy fi nga xamante ne moo di Sédhiou dañoo manqué lool lii di personnel médical ba tax na équipe bi nga xamante ne mooy xëy moo fi nekk ñoom rek amul kenn ku leen di remplacer te loolu nag bu yàggee dina mën a jur musiba ci li nga xamante ne moo di seen liggéey. Cette pandémie, vraiment nous avons un besoin criant en ressources humaines. Tambacounda moo nekkoon étape mu mujj bi nga xamante ne ministre de la santé et de l'action sociale def na ko gannaaw bu mu fi yegsee mu daal di saafantoog ñi nga xamante ne ñoo di personnel de santé bi ba noppi daal di leen déglu ci loolu mu daal di dellu si ci li nga xamante ne gisee na ko seen liggéey. Nous avons eu 720 contacts suivis par rapport. benn cas bi nga xamante ne amoon nañ ko fii ci Tamba daal di nay am ay cas contact yu toll ni ci 720 personnes. ci loolu nag bi ñu defee ay prélèvement ci lu toll ci 694 doomu aadama bi ñu xoolee résultats yi lu toll ci juróom benn fukk ak ñaar dañ leen daal di testé positif. Nous avons eu 11 guéris. félicité bu baax di gërëm gouverneur bi si engagement si détermination si pragmatisme di jël nuyoo di ko teg si loxoom mu joxal ma ko comité régional de gestion bi yëpp parce que moom moo koy piloté parce que combat bi c'est un combat multisectoriel ñu bëri ñoo ko bokk may encouragé di féliciter médecin chef de région bi ak tous les médecins chefs de district ak personnel de santé bi yëpp. ci diiru juróom-ñetti waxtu ministre bi daal di def lu toll ni ci ñeenti région muy Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Tambacounda lépp rek ngir daal di évaluer li nga xamante ne moo di dispositif bi fi nekk. muy mission fast track boo xamante ne tax na ba ministre bi am lu mu bëggoon léegi nag mu daal di dellu si fi nga xamante ne moo di Ndakaaru fas yéene wéyal liggéey bi.
tukki nemmeeku jëwriñ jooju di Abdoulaye Diouf Sarr fale ca penku ak bët saalumu réew mi waaye dem na fi nga xam ne ba tey moom mooy Sédhiou fale ñu des ni jëwriñ ji dellusiwaat ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy wéyal ba léegi ak matuwaay yi nga xam ne tamit jël nañ ko ñu déglu ko moom Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ci micro Ibrahima Ndonga. mbir mi mbiru ñëpp la c'est véritablement loo xamante ne ñëpp ñoo si war a taxaw te fii si Sédhiou gis naa ne ñëpp ñoo si taxaw noonu laa ko gisee à Kolda gisee ko fa à Ziguinchor Sédhiou nag cas particulier la parce que dafa am quand même nu épidémie yu bindewoo fii nu mu gaawee ak nu muy tase loolu nag gis naa ne ñu ngi koy jël en charge bu baax ma leen di féliciter parce que le centre d'isolement bi ngeen réalisé loolu rek wane ne seen takkuwaay ak seen pas-pas yokk nañ lal yi aussi loolu tam lu am solo la mais lépp lu mu war rek pour que ngeen mën a jël en charge lutte bi loolu incha allah si instruction au chef de l'État dañ koy def maa ngi leen di féliciter di leen remercier encore une fois di leen wax ne lenn rek moo war a soxal ñëpp mooy fexe ba mobilisation bi nekk une mobilisation totale nationale pour que le Covid-19 génn Sénégal le plus rapidement possible. waaw Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ ji nekk wàllu wér-gu-yaram doon amal tukkib nemmeeku ca penku ak bët saalumu réew mi seen émission point de vue nag tey ci dimanche ji kii di Abdou Fall nekkoon fi jëwriñ ci wàllu santé moom lay dalal Omar Ñing nag di ko dalal point de vue kon di dalal ancien ministre Abdou Fall di ngeen ko mën a seetaan bu rek xibaar yi jeexee. Grand format découverte ak li nga xam ne moom moo di garab gi ñuy wax artémisia ñu gën nga xam nag ci pajum cosaan fii ci Sénégal nag bari na lañ koy jëfandikoo ci wàllu faj li nga xam ne moom moo di siburu bu ñu demee fale ca Madagascar nag ak jamonoy mbas bi ñu nekk ñoom nag ñeneen ñu ngi koy jëfandikoo ngir mën a nag indi ci ay saafara lu jëm ci wàllu Covid 19 bi loolu yëpp kon dañ si ànd ak Kumba Jaxate Maar ci artémisia. jardin botanique bu parc bu Hann ki nga xam ni moo ko jiite di Bachirou moom fi mu toll nii dañ ko soxla fépp ndax nag dafa yore garab gi nga xam ni ñi ko siiwal mooy waa Madagascar ci li mu mën a faj coronavirus ñu koy wax artémisia. am nañu graines yi am nañu lépp maanaam jiwu yi bokk. artémisia nag muy garab goo xam ne kéemtaanam dafa passé lu toll si 200 ak ñeneen fukk ak juróom ci ay ferñeent maanaam molécule ñu jël ci ñaar def ko pour ngir ñu faj ni ko paludisme maanaam siburu. bu njëkk ñu ko daan faje siburu ak feebar yu mu xeetoo garab gi nag ñu ngi ko njëkk a gise ca Chine booba nag laata Yesu Christ di ñëw. kéemtaan la gu jóge Chine ñoom ñu ngi ko ooyee gën xawsu ci làkku chinois mooy garab gu kéemtaani la plante miraculeuse garab gu kéemtaani dafa am kéemtaan ñoom doon lañ ko jëfandikoo lu mot ñetti junni bi at balaa Jésus Christ di ñëw maanaam yonent yàlla Insa ñu xam ko ci seenam paj lu ne dañ ko ci boole di ko naan. artémisia nekk garab goo xam ni day sax fii ci Sénégal fii nag wàññi nañ fi 3 xeet yoo xam ni bokk nañu ak moom. benn bi Afra la Afrique du Sud la jógee ñaari ci des Afrique occidentale bi la jógee waaw ak bu Chine du ma wax bu Madagascar moomu ko ñun ñëpp koy def yëpp Chine moo ko moom parce que fa la jógee wax dëgg yàlla amuñ fi stock bu doy mais nag bu fekkoon ne président tey dafa wax ne dafa bëgg a jël échantillon mën na ko jël ci ñun fii. garab gi nag dundam yàggul ndax mënul weesu at waaye pour mu dund dafa am loo xam ni da ko laaj jëm ci wàllu jaww ji ak fi muy sax. garab gi màgg bi gaaw na yéex na bëgg na ndox bëgg na naaj te bu demee ba màgg ndox li nga ko def mën na ko nangu loo ko def mu doy ko nekkul garab gu baax loolu. guddut fan dund bi mënut a passé juróom benn weer diggante bi ñu koy jël boo bëggee mu amal la njëriñ da nga ko jël balaa muy am fleur parce que bu amee tóortóor molécule yu baax yi day dem ci tóortóor yi waaw. est-ce que dina am ay doom. dina am doom waaye doom yi lu doon fukki ju nekk ñaar ci ay doom moo nekk ci benn garaamu buñ ko peesee kon xam nga kooku sew na kon moo tax jëmbat ko ak jiw ko dafa jafeñ waaw. mënut a passé juróom benn xasab mu 3 mètres. artémisia annua nekk garab goo xam ni dañ koy waxal ni bari na doole lool ci wàllu faj fële ca Madagascar njiitu réew mi ci boppam moom moo ko présenté mu nekk loo xam ni mën na xeex coronavirus.
jërëjëf Koumba Diakhaté Mar ci loolu nga xam ne moom di Artemisia ma bamtuwaatal leen décret bi nga xam ne jot nañ ko léegi ba laatu ñu tàmbale journal bi ñeel li nga xam ne moom di état d'urgence bi te président de la République jël ko président de la République ginnaaw bi mu sàmmoonteeg li nga xam ne moom di article 4 loi 2020 13 du 2 avril 2020 jëm ci état d'urgence bi décret numéro 2020 830 bu 23 mars 2020 puusaat na nag li nga xam ne moom di état d'urgence bi ba ci ñeenti fan ci weeru juin maanaam xëccaat na ci lu nga xam ne moom moo di fanweeri fan kon mu di décret bi nga xam ne président Macky Sall jël na ko tey ji ci ñetti fan ci weeru mai 2020 article 2 kii di ministre de l'intérieur nag dina jël lépp loo xam ne ay matuwaay la ngir nag ñu daal di nag wéy loole nga xam ne moom moo di décret bi njiit réew mi jël xëccaat lii di état d'urgence bi pousse ko ba ci ñeenti fan ci weeru juin signé président signé décret bi tey ji kon ci ñetti fan ci weeru mai ci atum 2020 mbokk yi jàngeen jëf loolu moo fi nekkoon xibaar yi digg ba ci gi ñu rafetlu seen télévision nationale di leen ñaanal kenn du lu jàmm